mbokk yi seetaan seen émission Al Irchad asalaamaaleykum tey ñu ngi nekk di tourner émission boo xam ni yéen ñi seetaan waa Sénégal 7 ñu am mbégte partager ak yéen li nga xam ni mooy bàyyeeko ci wàllu xam-xam te ngeen ñu doon topp ci ay plateformes yu wuute ñu bëgg ko gën a yaatal nag ci wàllu liggéey ngeen jariñu ci bu baax mooy li tax ñu ñëw ak yéen ci waxtaanu tey bi bu fekkee yéen a ngi topp sëñ Gora Seye ci waxtaan yu am solo yi ñu doon def ci Al Irchad dinañu leen présenter benn téere bu am solo boo xam ni moom la liggéey wante ak yenn ci ay produits yoo xamante ni itam defar na ko te base bi lépp nekk suñu ay plante loolee di firndeel xam-xam ak gëstu bi nga xam ni consacré na lu bëri ci temps jëmale ko ci wàll boobu bala ñu ñëw ci garab gi ñuy waxtaanee ma jox sang bi mu nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan. salaamualeykum wa rahmatullah Cheikh Mouhamadou Mansour ñoo ngi lay nuyu. di la ziyaare bu baax te fas yéene ñëwaat ak yow beneen émission ni ñu ko daan defee dugg ci àll bi dem ci gàncax yi ci reen yi ci xas yi mën a waxtaan ak nit ñi lan mooy njëriñu plante garab ci doomu aadama ci environnement comme ni ñu ko yàgg defee incha allah tey xam naa am nga beneen thème boo indi ñu mën ci waxtaan incha allah. xam ngeen ni fii ñu toog nii sama ginnaaw dafa verte lool am ay garab yu rafet lool mën naa am ngeen foog ni fleur la waaye du ay fleur am na ñu koy jëmbat ci seen ay dëkkuwaay te duñu ko xam am ñu koy romb ci àll bi te duñu ko xam mais garab gi ci boppam wala fii ko xam sax docteur la ñu koy woowee ndax am gi mu am solo ci wàllum paj tey nag moom la ñuy waxtaanee sang bi garab gi nan la tudd ci non scientifique. waa garab gi moom. ci xeetu vernonia yi la bokk waaye bii mooy vernonia amygdalina mais am na yeneen xeetu vernonia vero roti vernonia galamensis yooyu yëpp ak vernonia somenensis ay xeetu vernonia la yoo xamante ne nii comme ni nga ko waxee wolof amul turam nag donte ñun comme ni ma la defaloon ci Iaciamus mooy garab googu nga xam ni wolof sax xamagu ko ma tuddee ko jeneer kii nag ñoo ngi ciy liggéey ci scientifiquement pour mën ko utal benn appellation ci wolof boo xam ni dinañ ci dëppoo ak yenn borom xam-xam yi moom nag vernonia bii ñuy waxtaanee mooy amygdalina bokkut ak vernonia veroroti moo gën a nduru fleur ndax moom day dem ba kii bu tóortóoree fleur yi dafay mujj weex waaye bële nag dafay gën a jege sax rose veroroti moo gën a nduru fleur yi nga xam ne ñaare day law tey sax ci garab yi ci kër yi léegi nag vernonia galamensis vernonia amygdalina ñoom ñëpp am na lu ñu nduróole benn principe actif muy sesquiterpène c'est-à-dire benn acide sesquiterpénique muy acide boo xam ni moom moo bari lool ci xob yi waaye itam am activité cytostatique c'est-à-dire cytotoxique la c'est-à-dire dafay garab boo xam dafa baax sur les cellules cancéreuses dinaa la wax nu mu ci baaxee dafa am ay acide yu mu àndal lu mel ni ay acide arginine am na ko acide ascorbique antiviral la antibactérien la antipaludique bu wóor la dafa baax sur les psoriasis ak dafa baax ci lu ñu naan ay eczéma donc garab la boo xam ni baax na ci wàllu fibrome boo xamante ni dafay nekk ci jigéen ci ovaire bi ci utérus bi les myomes baax na ci lu ñu naan les kystes de l'ovaire très important baax na ci li nga xamante ni mooy jigéen wala góor bu mënta am doom muy infertilité ci wàllu góor ci wàllu jigéen garab bi di vernonia boo xoolee plantation yi ñoo ko fi def am na yeneen barab yoo xam ni def nañ ci ay njëmbat ci garab gi parce que dafa nekk li nga xam ni Biokénia Africa à travers l'Afrique dañ ciy liggéey ay quantité yu am solo boole ak d'autres composants dugal ko ci ay laboratoire yoo xamante ne actuellement liggéey nañ ci luy faj lu baree bari dinañ ko ñëw ci biir waxtaan bi incha allah. mu nekk lu am solo balaa ñu ñëw ci tawat yi nga xam ne moom lay faj pour gën a firndeel liggéey bu am solo ak gëstu yi nga xam ne moom la sang bi def téere bii mu ngi tudd Naturmed tome 1 sëñ Gora Seye mii moo ko bind li mu ci bind lépp
ay émission yu ñu doon def la ci àll bi mu koy firndeel xam nga loo wóoluwul ci wàllu gëstu ak wàllu xam-xam doo ko bind ab téere kenn ku nekk man koy xool di ci jariñu ay garabu suuróor doobaale garabu gang dimb benn bu nekk li ci nekk ci ay principe actif benn bu nekk li muy faj nga xam ni non seulement def na ay gëstu temps yëpp ci la ko yemale mais dafa boole wàll itam dimbali nit ki nga xam ni dafay nafar téere bii mu am ci lu muy mën a sukkandiku ci wàllu dosage ci wàllu xam-xam ba nga xam ne du lor boppam parce que tey ñu ngi tam garab yi nekk ci Afrique te leen sababu ko lu dul ñàkk am xam-xam ci wàllu dosage defe naa ni téere bii lii ci tënku ci wàllu xam-xam jéggi na dayoo sëñ Gora Seye moo ko bind ngir gën a firndeel ak leeral li nga xam ni moom lay wax ci émission yi alors sang bi yaa ngi junñi sànq itam Bio Africa xam naa ci kanam tuuti dinañu ñëw ak yéen ci njàmbarte ak innovation yi nga xam ni Bio Kenya def na ko ci gën a jàppale ñi nga xam ni dañuy tawat te war a fajoo suñu ay plante mais garab gii nga xam ni tudd nga ko sànq li nga tudd ni moom la ëmbaale ci ay acide ak li mu mën a faj ba tax wolof sax di ko wax docteur tey nan la ci nit ki mën a jariñoo ci baxal ci xooj ak nu ñu mën a respecter dose bi ak lan moo nekk ci garab gi ci loo xam ne xëy na mun na lor nit ki. waaw Mouhamadou Mansour garab gi moom am na benn partie boo xamante ni si wàllu toxicité jar na xam jar na maytu waaye comme ni nga ko waxee rek garab yi moom ay insuffisance rénale ak yooyu yëpp du ko joxe li fekk xamoo dosage bi mais en même temps laytaay yu mu laaj pour nga mën ko jox nit foo nga xam ko garab bi nag wax naa la ne la li mu njëkk a baax te gën ci baax mooy antipaludique la c'est-à-dire ñi wàllu siburu daf koy faj bu baax a baax a baax antiplaquettaire la maanaam ñi nga xam ni seen deret du dox bu baax wala mu am ay donj noonu laa ko mën a waxee am ay plaquettes wala deret ji niin garab gi antiplaquettaire la ndax dafay togg deret ji dafay wayal dafay dindi wayu deret ba nit ki mën a am circulation sanguine bu baax moo tax noonu la baaxee sur les maladies lu ñuy wax maladie circulation sanguine mooy feebar yi nga xam ni feebaru deret la dafay faj diabète dafay faj tension dafay faj luñ naan les hémorroïdes moom nii sax mu mel boo ko jëlee boole ko ak lu mel ni limon wala orange nga pressé ko si bu baax di ko naan dafay faj loolu ñu naan hémorroïde parce que hémorroïde xamal du dara c'est-à-dire parce que dafa am veine tonique mooy ci anus bi nit ki su fekkee ni moo ngi toog lu yàgg wala mu war a dem sel dem toilette te du dem toilette ci nu ko waree loolu mën na indi problème mu hémorroïde ma fàttali na la hémorroïde ci gëstu du dal xar du dal fas nit rek lay dal parce que nit mooy am ay besoins naturels léeg-léeg war a dem toilette te du ko mën a def téye boobu mu koy téye dafay sonal les veines de l'anus ñuy guus ay deret ak itam toogaay bu yàgg bi nga xam ni doomu aadama dina ko def donc à part maladie circulation sanguine yooyu muy faj di faj diabète di faj tension mais prévention la itam ci AVC en même temps itam tranquillisant la maanaam dafay moom garab gi dafay dalal nit dafay faj wàllu insomnie mais loolu dinañ ko indi mais garab gi ci lu mu gën a baax c'est sur les virus et les bactériens surtout les bactéries les anti-staphylococciques. dafay wàññi itam risque cardiaque. ah bien sûr. li tax ma laaj la ko mooy garab gi ma téye nii ci réalisation ak liggéeyu Bio Kenya la te dama gis ci garab yi nga xam ni wala dafay diminuer risque crise cardiaque ak AVC dafay renforcer itam système immunitaire donc mu nekk ay réalisation alors sang bi ubbi naa paquet bi li tisane la da nga def ci ay composition wut ci garab gi di vernonia ak yeneen yoo koy booleel ba def ci liggéey bu am solo bi nga xam ni tey day da nga defa composition bi mais day noppal consommateur. bien sûr parce que xam nga garab ci wàllu séchage maanaam Bio Kenya dafa am fu ñuy wawalee am ay machines yoo xamante ni bu séchage bi amee dañuy def broyage maanaam wal gi ak walin bi te garab xam nga garab tey bu fekkee da nga ko dagg moo tax may digal nit ñi garab yi ñuy jaay ci mbedd yi wala yu ñuy sol ci ay mbuus ñu éviter ko parce que garab gi su fekkee da nga ko dagg nga bàyyi ko ci naaj bi wala nga wowal ko ci naaj bi xam nga ni garab maa ngi koy bind ci livre bi photosynthèse ci chlorophylle parce que vertaay garab bi li ci nekk chlorophylle baatu grec la mooy wane ni couleur verte chlorophylle bi nekk ci garab gi même boo ko daggee à l'état nii dafay capter l'énergie solaire su ko capter su fekkoon dafa am racine
maanaam daf koy transformer mu jaar ci reen yi mu transformer ko en énergie chimique énergie boo xamante ni garab gi ci lay mën a dund mu transformer ci ay azote ay bolt ak yoo xamante ni garab gi ci lay mën a dund di màgg su fekkee da nga ko dagg nii bàyyi ko ci naaj bi chlorophylle bi moo ngi fi dafay capter l'énergie solaire su paree amul racine bu mu ko jox mu togg ko kon amul benn machine boo xamante ni wala benn usine de fabrication bi nga xam ni moom la garab gi war a dundee finalement lan mooy am produit chimique yooyu garab gi di liggéey dafay mujj nekk toxicité dafay mujj nekk chimique dafay mujj nekk li nga xamante ni mooy ay poison bu ko defee ne nit ki bu naanee garab bi ñu la garab ba la naan moo ko def nangam fekk ne garab bi ay njëriñ la am ay bienfait la am mais gannaaw bi nga ko daggee xamoo ko même moment bi ngay dagg garab moment bii ñu toll moo baax ci dagg garab vers les coups de 18h 20h parce que actuellement garab gi bàyyi na togg ñamam bu muy dundee togg na añam ak reeram ba noppi day xaar ba naaj bi xëy mu xëyaat nag witt ca naaj ba noonu laa la ko mën a waxee xëcc ko par les chlorophylle transformé ko ci reen yi mu mën a liggéey lu muy dundee moo tax garab rek moom mooy togg ñamam te du déplacé wu lu dul garab rek su soxlaa togg ñam muy man muy yow muy gaynde gi daf koy uti ji garab nag à l'état bi mu taxaw mobile ci lay xëcc li muy dundee di ko togg kon c'est important moo tax ma wax la ne la cabinet Biokénia avec des experts livre bii boo ko xoolee ki ko préfacé mu ngi tudd le professeur Bédié Mbow c'est un grand boo xam ne moom moo jiite groupe de recherche des substances bioactives moom moo ko préfacé moo ngi wax ci biir livre bi na ngeen fexe sax ut livre bi ñuy def ay chimistes yi wala les biologistes mais garab bii ñu tax ñuy wax muy Vernonia amygdalina ci li mu gën a baax mooy lu ñu naan cancer du sein ak cancer col de l'utérus parce que dafa am acide sesquiterpénique bi ci nekk ba pare dafa am activité cytostatique c'est-à-dire garab bi su fekkee ni nit ki moo ngi koy jëfandikoo benn dafay tere dafay empêcher dafay tax cellules yi nga xam ne ñoo les cellules cancéreuses du ñu mën a diviser wu di fullu di gën a bari di tasaaroo di def lu tubaab naan ay métastase maanaam cancer benn jàngoro la boo xam ne dafay jàpp suñu cellule di tas di fulu di gàddaay di dem ci yeneen affaire ci yeneen cëru yaram bi léegi nag su fekkee ni li ci nekk ci ay ferñeent loolu dafay tax cellule cancéreuse déjà du ñu mën a fulu du ñu mën a multiplier wu du ñu mën a xaajaloo nekk ñaar loolu mooy benn mais en même temps itam dafay tere cellule cancéreuse yooyu ñu mën a gàddaay dem feneen ci yaram bi muy benn mais activité cytostatique bi ci nekk ak sesquiterpène bi dafay empêcher aussi surtout ñu am cancer ween moo tax Vernonia amygdalina bi Verno 24 ci Biokénia traité nañ si des milliers de personnes yu amoon cancer du sein ñu wér li tax parce que activité bi mu am ak principe actif bi nga xamante ni moo nekk ci xob yi dafay empêcher itam su fekkee ni cellules yi nga xam ne ñoo cellules cancéreuses yi nga xam dañ leen atteindre benn activité bi ci nekk dafay permettre cellules cancéreuses yooyu jot ay xibaar ci système immunitaire bi noonu laa la ko mën a tënkee ndax ñiy seetaan bu ñu jotee xibaar ñoom ñu xam ne ay soldats lañ yoo xam ne dañ doon xeex ci guerre bi waaye mën nañ leen ñu jox leen ay xibaar ba ñoom ñu rey seen bopp par apoptose maanaam autodestruction des cellules cancéreuses mooy doomi jàngoro ji cellule nit ki mu jàpp nga xam ne ni si cellules yooyu ñooy fulu di wàllante di yàq yaram bi cellules yooyu moom garab gi ak soldat bu perte ci combat du nangu ko jàpp day rey bopp du nangu ko jàpp exactement c'est-à-dire amatul communication du nangu ko jàpp mais jot na xibaar ne moom jàpp nañ ko su bañee ñu jàpp beleen moromam moom na rey boppam par apoptose mooy autodestruction des cellules cancéreuses kon garab la boo xam ne ne serait-ce que faj gi muy faj ci wàllu cancer du sein ci xeetu dina faj hémorroïde mais cancer du sein mooy li mu gën a mën en même temps itam wàllu diabète parce que dafay tax parce que dafa am benn activité bu ci nekk boo xam dafay tax nit ki su jëfandikoo suukar lenn ci suukar si dafay gën a ibbi parce que insuline bi nga xam ni mooy liggéey suukar si daf koy permettre parce que deret ji dafay utiliser suukar si comme énergie mais foo mu am caabi bu ko dugal ci deret ji léegi nag li nga xam ni moo nekk ci biir bi loolu dafay permettre maanaam nit ki su lekkee lenn ci suukar si nga xam ni mënta jàll ci deret ji
garab gi daf koy jël jaarale ko ci gànnuwaay yi mooy li nga xamante ni mu dem foofu loolu lu important la bëri na garabu jabet yi ngay gis même sur les comprimés les lu ñu naan médecine conventionnelle li ëpp seen garabu jabet noonu lay demee mais en même temps aussi dafa baax ci li nga xamante ni mooy leucémie wala septicémie mooy cancer yi nga xam ni dafay laal les leucocytes c'est-à-dire deret dafa am ay mbir yu ci nekk dafa am ay lu ñu naan polynucléaire neutrophile ak yooyu nga xam ñooy tax nit ki doo am infection ci yaram bi mais en même temps itam su fekkee nit ki dafa am cancer boobu nga xam ni dafa jàpp deret ji su fekkee nit ki moo ngi utiliser lii di Vernonia amygdalina daf koy dimbali aussi ba mu retardel gaawaayu cancer bi déjà dafay retarder processus bi nga xam ne cellule cancéreuse yi moom la ñu demee ci la ñuy màggee en même temps itam dina ko ndar kepp ba nit ki du yàlla dimbali ko amaana bu ko cancer bi di sonal dana yéex waaye itam li ci ëpp solo mën na ko sax faj ba nga xamante ni nii du am jafe-jafe. suñu mbokk yi yenn saa yi ñu jëfandikoo garab gi balaa may ñëw sama fàttali leen ni li tax ñuy waxtaanee wàllu bio dafa am solo war nañ leen sànq Vernonia muy infusion yi nga xam ci lañ koy defaree ak composition bu doy waar mu nekk ay xalaat ak yokkute yoo xam ni ay innovation la Bio-Kenya def ko ci wàllu liggéeyam bi Diospyros la. am na itam suñu ay plante lañ ko defaree defe naa ni am na alum ak yeneen yi ngi koy composé Diospyros moom tranquillisant la day tax nit ki mën a nelaw day tax itam jigéen nekk ci ay conditions yu baax deretam gën di bouger bu baax day yokk itam góor kantan moom itam ay infusion la tey la nga xamante ni bi nit ki dootu jël ay risque di def ay composition di jaxase ay xob te du xam lan la mais dañ la koy defaral composé la ko ba mu jekk non seulement mun nga continuer ce traitement mais yow sénégalais bi mun nga ñëw demander ay conseils donc ñu jox la benn jaay la nga commencé dem di faj sa bopp te doo ci sonn doo jël benn risque ci composition yi njuumte yi nga xam ne moom nga ciy def sëñ bi loolu daf may permettre sama ubbi beneen wàll xam naa di nga ñëw ci man ak léegi ci H32 ba moom itam lan mooy njëriñam mais damaa gis ci garab gii am na ñoo xam ni dañu koy baxal gis naa ñoo xam ni itam dañu koy jàmb mais nag ak façon boo xam ne vraiment maîtriser wuñu ko yëf yi garabu wolof rek la ñuy wax ñu koy woowee docteur ñiy jàmb te mel ni am na ay danger yu ci nekk nag jël ay risques di baxal ak jàmb rek. bon bu fekkee da nga jàmm garab gi jàmm gi baax na daara ji fii am na xale yu fi amoon ay eczéma psoriasis ndoxu siti ak yooyu ay xeetu waga varicelle rougeole soo ko jàmbee nga jàmm ko carrément jàmm ko ak xob yi ba mu verte jàmm ko bu baax nga jël nit ki nga sang ko ci diw ko ci pratiquement bu xëyee suba góom yi day wér foofu rek la garab gi baaxee ci jàmm nga def décoction nga jàmm ko bu baax a baax ba mu kii nga frotté ko ci yaramu ki nga xam ni dafa am ay góom wala ay picc wala ay ndoxu siti ça c'est un noonu la baaxee itam ci boo koy naan donc baxal bi nag garab gi li ci nekk si toxicité boo ko baxalee yow xam nga ci dara garab gi même boo ko baxalul nga bàyyi ko lu yàgg mu fanaan ci biir xob bi dafa am beneen réaction chimique bi muy jur tàngoor boobu parce que garab gi dafa tàng wax naa la dafa bëri ay ferñeent yi ci nekk dafa am wexaay bu ci nekk boo xamante ni boo ko bàyyee sax garab gi dinañ ci cuub mais faw mu nekk ci benn stade bi mais Mouhamadou Mansour li ma la doon wax ci garab gi dafa nekk rek ci reen bi ci xob yi mais garab gi reen bi ci boppam dafa baax ci hépatite ak cirrhose waaw parce que wax naa la ne antiviral la xam nga virus ma fàttali antibactérien la anti-staphylococcus la mooy ñi nga xam ni dañu am yenn feebar yi ci wàllu bactérie dinaa ko leeral mais ci wàllu hépatite. kon moom li muy nekk yëpp xeetu fukis nga xam da nga koy dagg jëmbal ko mu jébbi am na lu mu laale ak garabu suuru acacia. waaw li mu laalee garabu suuru mooy ci benn fànn acacia seyal li mu laalee moom itam dafa baax ci hépatite mais bii li muy baax ci hépatite mooy dafay tax virusu hépatite bi benn xam nga hépatite baatu grec la moo nga jógee ci hépar mooy foie bu feebar hépatite ne dafa am benn virus de l'hépatite B bi nga xam ni garab gi li tax mu baax ci benn dafay empêcher virus bi dugg ci cellule foie bi ça c'est un parce que xam nga nit même pas mu am dafa am loo xam ni même pas mu jël ay antiviral ak yooyu dafa am loo xam ne ci doomu aadama mën na empêcher virus mu dugg ci yaramam benn protéine boo xam ni
protéine boobu bu activé cellule maanaam parce que appareil cellulaire parce que virus amul jëmm su ma la wax virus nitu guddi rek laa koy tuddee xam nga li tax parce que moom amul jëmm amul appareil dafay jël appareil cellulaire bi muy appareil cellulaire nit dafa am lu ñu naan membrane ci biir membrane bi virus bi day ñëw ba nekk ci wetam taxaw fa léegi su fa taxawee ci membrane bi ci misaal virus baa ngi nii cellule baa ngi nii virus bi day ñëw fii taxaw pour ut yoon day def lu ñu naan endocytose baatu grec la endo dedans cytose mu dugg ci kitos mu dugg ci biir virus bi bu duggee ci membrane cellulaire bi nag ut yoon pour dugg ci cytoplasme dem ci noyau dur ci xolu kii bi soo ko jëfandikoo nag cellule bi commencé def liggéeyam bu dul loolu bu duggul du ko mën garab gi nag non seulement dafay empêcher du dugg parce que nit sax ci boppam am na protéine boo xam ne bu activé woo dafay tax membrane bii liy wër foie bi li fër cellule bi daf koy gën a gonfler loo dëgërloo ko ba virus bi du ci mën a dugg nga xam ne doomu aadama lu yéeme la léegi nag ñi nga xam dañu am hépatite B à 99% suñuy utiliser composition bi ak suñu benn garab bu ñuy wax H5N1 H5N1 benn garab la boo xam ne moom ak hépatite nga ak virus ak vernonia la ñu boole def ko des compositions tisane indi lu ma ko à 99% ñi am hépatite léegi réglé nañ seen problème mais en même temps yi dafa baax ci stéatose hépatique mooy foie bu bëri graisse parce que garab bi ci boppam dafa bëri li nga xamante ni mooy acide ascorbique bëri vitamine C mais en même temps itam dafay dégraisser foie bi ba loolu ñu naan stéatose hépatique mu mën ci mucc nga xam nit ki bu amee hépatite wala moom stéatose hépatique ba pare am hépatite B le fait que mu am ñaar yooyu mën na tax foie virus bi porox ndollu ba mën a yàq foie bi def ko cirrhose def ko cancer du foie nga xam ni yàlla nañ ci yàlla musal pratiquement am na stade boo xam ne bu fa tolloo dafay rey gu metti kon noonu itam la xasam mi baaxee ci fibrome wala kyste mais noonu la baaxee itam parce que dafa am ñaari acide yu nekk ci xas mi acide aspartique ak acide arginine moom xas mi acide aspartique boobu mooy xas mi mel ni xànc mel ni xànc kii tey boo ko xàncoon nii moom kii mooy faj mais en même temps dafa baax acide aspartique parce dafa baax ci li nga xamante ne nii mooy dafay stimuler dafay yëngal lu ñu naan hormone estrogen yi ak testicule ku góor ki ba mu mën a liggéey ay wallax njaan ndax góor ñaari waa yàlla mi ab usine la boo xamante ni dafay fonctionner di liggéey donc soo amee acide aspartique bi daf koy permettre mu fëgg mu booster mu gën a yokk hormone estrogen yi nga xam ni ñooy tax nit ki mën a liggéey mu am lu ñu naan maturation des spermatozoïdes maanaam wallax njaan bi mën a ñu liggéey ko toggun bu mat mu mat gu mat nga xamante ni dafay bari dafay mat dafay gaaw nga xam ne ñi nga am dañoo am ay oligo wala asténo wala nécro wala tératozoospermie ñooñu ñëpp bu ñuy utiliser garab bi daf leen di faj ba ci ñu am varicocèle baax na ci ba ci ñi nga xam dañoo am obstruction nga xam ni yoon yi wallax njaani bëgg a mën a jaar suuf gi ñoo ngi liggéey bu baax am na hormones yi doy moo ngi liggéey bu baax li ñu naan ay spermatozoïdes waaye am na obstruction maanaam fatt na yoon ba mu war a jaar pour mën a génn am na jafe-jafe ay obstacle wala obstruction mooy léegi nag garab bi daf koy fattar ni ba nit ki mën a am doom ci lu gën a yomb mais ñi nga xam dañu am kyste de l'ovaire wala ñu am ay fibrome ñooñu dañ leen di boole garab bi ak garab bii nga yor muy H32. voilà H32 bi gis naa ci dafay stimuler li nga xam moo di hormone estrogène waaw donc bari na moom itam njëriñ boo xam ni am na ko moom H32 moom itam bii nii ficus la. mais à base parce que biokénéa soo gisee muy liggéey à base de vernonia parce que dafa am suñu composition yoo xam c'est purement scientifique yu ñu ci génne mais kii ficus ñafalocarpa la boo xamante waaw ñafalocarpa moo xamoon nga ko mooy gang yaa ngi fàtte ak prostaglandine yi nga xam ni dafay tax nit ki surtout ku jigéen ki ak follicule LHFH yi ku jigéen ki gën a mën a ovulation bu normal maanaam kii bu ko nit ki jigéen di jëfandikoo li ci ëpp ñoo ngi koy jox jigéen su nekkee di gis baax suy gis fóot suñ ko joxee dafay fëgg ovaires yi stimuler ovaires yi booster ovaires yi ba ku jigéen ki mën a am ay ovules yu maturation ovule yu baax. wala nga am ay problème ci règle ak yooyu. dina gis nga ko dafa baax ci dysménorrhée
10 difficulté d'écouler les règles chaque mois bind naa ko ci chaque mois boo koy naan sa règle dafay ñëw ki règle am di tag ki nga xamante ni règle am amaana dina ñëw léeg-léeg mu am retard wala ñi nga xam ne sax dañoo am absence de règle totale nga xam ni mën nañ toog ay weer du ñu gis seen nit ki mën na faju infertilité ci H32 pour infertilité la dafa baax ci góor ak ci jigéen li ma gën a jaaxal ci garab gi fi nekk nii mbokk yi ñuy seetaan mooy lii ñu ci fàq nii bu ñu ko jëmbatee une semaine day continuer ki xobam du yàqu benn yoon day continuer meññi donc garab gu yéeme la ci li nga xam ni sëñ bi wax na ko ci waaye sànq wax nga ñu ci xas mi wax nga ñu itam ci reen bi waaye yaa ngi ci doon liggéey ci benn expérience ci wàllu wànnent yi nga xam ne sonal na nit ñi jamono ji ñu toll. waa xam nga. ma fàttali leen sëñ bi saa bu ma ko waxee yaa ngi liggéey jël na ay xob wala ay xas dem ci laboratoire def ay gëstu ay recherche ak ay boroomi xam-xam ngir am ci ay résultats soog a ko fësal ci wàllu liggéey loolu moo tax ma ne ko yaa ngi ciy liggéey. effectivement liggéey nañ si parce que antibactérien la ba pare itam dafay nettoyer bët yi ci jamono Apollo bi amoon nga gis ni tuufaay yi manqué na ci Sénégal am ñi si ëpp ñuñ ko jox sax dañuy ñëw ne ma sëñ bi wut nañ tuufaay ba sonn ndax amoo lu baax ci bët ñu may la si boo ko tuufoo ci guddi boo xëyee suba teel sa bët wér dara gënu ko ci wàllu bët mais en même temps itam dafa baax ci glaucome parce que dafay régulariser tension oculaire bi c'est-à-dire dafay tax xam nga glaucome du dara lu dul pression bi deret ji di daw di jëm ci yuur gi moo bari bu yàggee day sonal pression boobu dafay sonal les nerfs optiques bu ko defee sonnaay boobu ak pression bu yàgg boobu bu yàggee mu wàññi vision bi tax nit ki bëtam du gis bu baax wala sax li ci ëpp ñu dem ba gumba donc ñuy utiliser garab bi comme tuufaay daf koy dimbali surtout nag les tiges car yi ñoo ci gën a baax car yi ñoo ci gën a baax tiges yi car yi waaw car yooyu dëgg-dëgg mais mën nga defaale xob yi c'est pas grave parce que antibactérien soo ko defee sa bët dina weex tuuti rek benn 2 secondes mais dafay bàyyi ci saa si commencé weex ba pare dafay régulariser tension oculaire ñi am glaucome ma leen koy jox mook sa beneen garab boobu ñu naan lantana camara boo leen boolee yaa c'est extraordinaire am na yeneen composition nag vraiment yoo xam ne léegi biokénia am na ay tuufaay yu moderne waaw yoo xam ni bi Apollo amee rek dañ ne c'est pas normal tey tubaab yi tëj seeni garab Sénégal manqué garab moo tax biokénia liggéey nañ actuellement loo xam ni ku ko gëmul gëmoo ko les preuves sont là tangibles livre bi ñi ko préfacé duñu ay xale yu ndaw xam-xam bi ci nekk xam-xam bu xóot la c'est écrit noir sur blanc def nañ ci benn aspect philosophique pour ki nga xam dafa am esprit critique def nañ ci benn aspect scientifique def nañ ci aspect religieux def alaaq bi nekk baynal asjaar wal insaan mooy relation bi nekk diggante nit ak doomu aadama kon nga gis ni ak garab yi ko wër Afrique jamono juñ toll fi ñu war a toll pour defar mooy côté santé xam-xam yaa ngi fi jumtuwaay yi léegi ñu ngi fi parce que lii Sénégal lañ ko defaree. sang bi ñu ngi lay sant bu baax mbokk yéen itam ñu ngi leen di sant bu baax ci ànd bi ak ñun ci Sénégal 7 dañu bëgg gën a yaatal liggéey bi bëgg gën a yaatal xibaar yi ba ngeen jot ci laay biir bi nga xamante ni bii moom la ñuy waxtaan ak yéen ci ay plateformes yu wuute sang bi tey doon waxtaan ak ñun ci wàllu Verneunia amygdalina muy ñu gën ko xam Sénégal fii ñu koy wax garabu docteur wax naa leen ko sànq ni Nature Med benn téere la boo xam ne sëñ Gora Seye moo ko bind. gën ci firndeel gëstu yi nga xam ni mu ngi koy def ci garab yi nga xam ne moom la ñu dëkkal garabu papaye mu ngi fi garabu guy mu ngi fi xaal ak yeneen boole ci itam defaale na ci biir ay éclairage ci garab gu nekk nu mu ci defee ay gëstu yu scientifique ba génn ci ay produits yoo xam ne mun ngeen ko jariñoo comme lii ma tim H32 bi comme Diospyros bi comme Verno bi nga xam ni Verno 24 boole ci itam ay savon ak ay huile de massage ak yeneen yoo xam ne dafay defar seen ay peau nga xam ne da ngeen di am sax complexe di ko jëggaane faneen fekk na ci suñu nature bi mun nañ ci am lépp waaye nag faaw mu tegu ci ay gëstukat gëstu ko ba mu leer naññi mbokk yi mun ngeen a jokkoo ak cabinet Biokénia ci 77 683 21 21 77 683 21 21 ñu ngi leen di sant bu baax ci àndandoo bi ak ñun incha allah di leen jox dox daje. ci beneen numéro ak leneen lu ñuy waxtaanee lu leen mën a jàppale ci seen wàllu dund ngeen dund gu ñoŋ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala